Thiam Tall Lalla Rasoul ñu ngi lay nuyuwaat di la dalal ci plateau bi nga xamal ñu kon lan moo gën a fës ci yéenekaay yi tey ci àllarba ji. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la fay jàpp naa ne ëttu yéenekaay yi am na ñetti ponk yoo xam ne bokk na li ci gën a fës coowal revenu pétrole bi waaye aussi lu jëm ci wàllu cyber attaque nemmeeku nañ ci lool ak coowal li nga xamante ne moo jëm ci demande d'explication yi xanaa rek ñu yër yéenekaay yi bu nekk tàmbalee ko ak l'enquête nag ñëw na ci revenu pétrolier Sangomar mu ne ñu ngi ci la bataille des chiffres maanaam daal coowal chiffres yi ñu ngi nekk ci loolu ndaxte ki nga xamante ne moom mooy le ministre tutelle di docteur Abdourahmane Diouf expliqué na mécanisme yi nga xamante ne maanaam jumtuwaay yi mën a xayma lu jëm ci wàllu pétrole bi ñaata la ñu mën a jural ak ku nekk ñaata nga ci am donc loolu bokk na ci li gën a fës ci li enquête indi ci tey waaye aussi kii di Anta Babacar Ngom di honorable député gëjoon nañu ko dégg lool tey nag moom it daal di nay àddu mu tuddee ko les paradoxes d'une relève balbutiante noonu la ko tuddee mu mel ni daal jàpp na ne lii xeeñ neexul Pape Cheikh. waaw Anta Babacar Ngom kon ñu koy xaar mu wane ne ndono li mu jël ci wàllu politique attan na ko kon loolu la ñu enquête bëgg a xamal ñu fàttali tamit ne Samba Tall Sarr expert minier la cadre Pastef la mooy suñu gan bu yegsee rek dinañ waxtaan rawatina ci xaalisu pétrole beeg gaz bi ak ministère de l'énergie. ñu jëm si l'observateur nag ñëwaat na ci ki nga xamante ne moom mooy le ministre de la fonction publique di Mamadou Lamine Dianté maanaam daal andiwaat na ay leeral ci kaddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko jëmale ko ci wàllu 179 agents yi nga xamante ne jàpp nañ ne dañu absenté woon moom aussi ñëwaat na ngir préciser li nga xamante ne moom mooy pensée waaye kaddu yi nga xam ne bëggoon na ko yëkkati jëmale ko ci li ni mel mu mel nag spéculation baa ngi continuer ci li nga xamante ne ni tey moom moo tukkee ci loolu waaye daal moom bi nga xam ne moom mooy Mamadou Lamine Dianté wax na jubluwaayu kaddu yi nga xamante ne moom la yëkkati woon. waaw Mamadou Lamine Dianté dem na kon ginnaaw bi mu jaaree Evenprod Média def émission nag bu am solo. ak Chérif ak Bigué Chérif Diop ak Bigué Bopp émission bi indi fi ay coow dem na nag tey ca l'Observateur ngir raxasu est-ce que set na loolu ñu xool. ginnaaw bi lan lay jot. dañuy desandi ak l'Observateur ndaxte ñëw na ci kii di maître Moussa Sarr di ministre garde des Sceaux mu mel ni nag maître Moussa Sarr moom mi ngi doxal lu am solo jamono ji ndaxte gis nañu ne visite bi nga xamante ne defoon na ko fële ci Rebeuss amaat na yeneen coppite yoo xam ne mënees nañ koo xaar ndaxte am na ab dogal bu mu jël tuddee ko l'embellie qui ne doit pas rester simple mirage maanaam li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu fuuy ji. ñuy fouiller nit ñi ci biir prison yeeg yooyu warul nekk genre rêve boo xamante ni en tout cas nit ñi dañuy rêver pour ñu changer ko indi ci ay coppite donc ñu dem ci laas nag ñëw na ci OFNAC mu ne OFNAC fas yéene na épingler ñi nga xamante ne ñoom ñooy élèves yi tariwul maanaam ñi nga xam ne defaguñu seen déclaration de patrimoine laas mi ngi wax ne OFNAC mi ngi leen di xaar bu baax a baax naam sax am na ab délai boo xam ne may nañ leen ko ndégagum le temps que ñoom ñu mën a ñëw daal di def seen déclaration ñu continuer ak le quotidien nag ñëw na ci wàllu cyber attaque yi maanaam daal Sénégal bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom mooy étude yi Interpol def gis nañu ne bokk na ci ñeenti dëkk yi nga xam ne ñoo gën a xaw a am ay jafe-jafe ci wàllu cyber attaque maanaam arnaqueurs yi ak hackers yi ñoom lañ gën a sonal ba tax na am na ci entreprise boo xamante ne 4,8 milliards la ñu ko naroon daal di jël yóbbu ko nii rek ci Mali forox heureusement que mujj nañu gelé compte yu ba loolu mujjul dem mu mel ni nag mbirum cyber attaque war nañu ko xoolaat bu baax a baax renforcer le système sécurité kii di Les Échos nag ñëwaat na ba tey ci mbirum cyber attaque mu tuddee ko cybercriminel les cybercriminels ont failli détourner 4,7 milliards moom it ñëw na si waaye li tax ñuy des ci Les Échos mooy kii di honorable Abba Mbaye moom nag mi ngi ñuy xamle ni jot na gisante ki nga xam ne moom mooy le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye ginnaaw ab waxtaan boo xamante ne amaloon nañ ko ñoom ñaar mi ngi xamle rek ni la ko président wax doy na ko te pare na pour ànd ak ki nga xam ne moom mooy président de la République
Pape Cheikh loolu faw nga commenté ci. foog nga commenté ci. waaw bon Abba jël ay dëbësam dem kiiraay parti socialiste moom am na jafe-jafe ngir dekkiwaat nekk parti boo xamante ni dina indi yaakaar ci ay militants am kon ab socialiste jóge fa dem seeti feneen foo xamante ni fa la ñax mi gën a werte loolu du bett kenn. du bett kenn alors Libération nag moom ba tey ñëw na ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu borom ñaari tur yi ginnaaw ramification yoo xamante ni ñu ngi koy topp xam naa ni dinañu xaar fan la wànnante di mujjee ki gëtëm ci boobule dossier ndaxte ñu ngi ciy avancé bu baax a baax Point Actu nag ñëw na ci ñi nga xamante ne ñoom la tuddee les Amazones de Sonko en sursis noonu la ko tuddee ku ci mel ni madame Sophie Zenga nga xamante ne moom moo yore APDA moom moo ko yore di agence pour la promotion et le développement de l'artisanat nekk ki nga xamante ne moom mooy doomu ex ministre madame Yacine Fall moom ak ki nga xam ne moom mooy Falla Fleur ak Queen Biz ñu gën ko xam ci Queen Biz mais Kumba Diallo la tudd donc ñoom ñett daal moom Point Actu samp na ab laaj di wax ne ndax ci sursis la ñu nekk parce que depuis lors dégg guñ leen bu baax a baax ñoo activé woon ci réseaux sociaux yi mais jamono ji daal mun nañ ne ñoo ngi sursis en attendant ñuy xaar peut-être conseil des ministres bii di ñëw. waaw Point Actu de bon point bi mu def ci ñett ñi nekk na loo xamante ni c'est un peu sournois quand même. dafa mel ni ñett ñoo xamante ni dañuy yëkkati kàddu gi di wax Diomaye bul fàtte ñett ñi. ngay raxas ñett ñi ci lañ bokk. daggal seen bopp. waaw Point Actu daal mu ngi leen di yoole bon am na tuuti méchanceté quand même. alors ñu ngi ñëwaat ci wàllu énergie ba tey comme ni ma ko waxee Pape Cheikh nee naa la tey moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ndaxte ministre de l'énergie mu ngi wax ne Sénégal am na lu tolloog 22,26 milliards yoo xamante ni daal war na dugg ci gafaga réew mi mu ne allocution directe à l'État du Sénégal 437,839 barils loolu nag Pape Cheikh valeur bi buñ ko xaymaa moo tolloog 22,26 milliards alors la BAD daal di nay aussi accordé Sénégal benn prêt boo xamante ne mi ngi toll ci 20 milliards Pape Cheikh xanaa 20 milliards yi bu duggee dina xaw a jekkasal yenn secteur alors ñu ñëw ci Sud Quotidien nag ñëw na ci la bataille des légitimités noonu la ko tuddee ndaxte parti bi nga xamante ne moom mooy parti président de la République nag commencé na am coowal kii mooy jiite GPS beeg du ko jiite wala kan lañ war a teg ca bopp ba tax na daal am na ab xëccoo boo xamante ne commencé na am seen biir noonu la ko Sud Quotidien waxee tey ci xëtam bu njëkk mu daal di wax ne responsable yi nga xamante ne nag ñoom lañ war a tabb ci boppu coordinateur yi daal jamono ji jur na ab coow loolu seen biir ba tey dañuy des ci Sud Quotidien ndaxte ñëw na ci coopération Sénégal Martinique kii di Augustin Senghor ak Karim Sène ñoom nag ñu ngi daal di xool naka la ñuy gën a sàmmee li nga xam ne moo jëm ci héritage kii di Senghor ak Césaire ñu nekkoon nag ñaari figure emblématique yoo xamante ne dañu bokk ci culture ak brassage Sénégal ñu joué ci lu am solo alors dañuy ñëw ba tey dañuy des ba tey ci Sud Quotidien ndaxte Ousmane Diagana nekk économiste mauritanien moom aussi ñëw na en visite fii ci biir Sénégal seet si ki nga xamante ne moom mooy le président de la République kooku nag buñ ko waxee tamit mën nañu xalaat lu mel ni Banque mondiale ndaxte fa la nekk di fa bay waaram bu baax a baax Pape Cheikh alors ñu ñëw ci la tribune aussi ñëw na ci ki nga xamante ne moom mooy Bougane Gueye Dany mu ne la vision décennale du président Bougane pour une gestion prévisionnelle du Grand Magal maanaam daal moom Bougane wax na xalaatam ak li nga xamante ne moom mooy ay yëf yu ñu war a teg biir Touba nga xamante ne dina gën a ñoŋal màggal gi waaye aussi koom bi jàpp na ne bu ñu yeggee fii ak 2036 war nañu mën a am lu tolloo ko 1000 milliards yoo xam ne mun nañ ko générer foofu ca Touba. alors Vox Populi nag ñëw na ci ki nga xamante ne moom mooy maître Moussa Sarr ak kii di doyen Alioune Tine mu jëm ci mesures yu am solo yi nga xamante ne jël nañ ko
ci wàllu révolution pénitentiaire bu tolloog 25 milliards yoo xamante ne daal di nañ koy teg ngir tabax ñaari prison benn bi mu ngi war a nekk fële ca Malicounda beneen bi war a nekk ca Louga d'ici 2027 loolu di appel d'offre bi nag jot nañu ko lancé ki nga xam ne aussi moom moo war a jël marché bi aussi daal di nañu koy jël donc mu mel ni daal di futteeku liggéey moom moo ci des. ñu ñëw ci Walf Quotidien nag ñëw na ci réticence dans la déclaration de patrimoine sobre transparence noonu la ko tuddee maanaam daal ki nga xamante ne moom mooy OFNAC jël na bant bi nga ñëw ak ñàkk ñëw yépp moom di nga ñëw OFNAC alors yoor fa la ñuy jeexalee moom nag ñëw na ci wàllu sécurité routière et responsabilité ministérielle noonu la ko tuddee daal di joxoñ baaraamu tuuma kii di ministre du transport di Abdou Lahat Ndiaye mu tuddee ko le culte de l'ego face au drame national maanaam daal jàpp na ne li nga xamante ne moom la doxalee wala mu waxee ko dëppoowul ak li nga xamante ne moom la ñu doon xaar ci moom ba tax na mi ngi sàkku ci ministre bi mu daal di xoolaat taxawaayam bu baax a baax Pape Cheikh loolu moo gënoon fës ci ëttu yéenekaay yi bu ko defee balaa ñoo jeexal ñu ñëw ci éphéméride ci cant ak ngërëm ñeel na la lal rasul kon looloo gën a fës ci yéenekaay yi tey ci àllarba ci léegi journal bi ak Ndeye Khady Thiam Tall. yaa Khady lan mooy xabaar yi ci àllarba ji tey. Pape Cheikh ginnaaw bi ma la nuyuwaatee beneen yoon di nuyu ñi